bu njëkk bi ci première partie bi ñuy tuddee sadr ci ngay annoncé xaafiya bi par exemple xasida bi nga wax léegi xaalu li yarkan li abwaabi salaatini bu dee ku dégg bu baax xam ni ñuy bindee métrique bu yemee foofu rek di nga xam ne xasida bi ni lay jeexee foofu la koy annoncé xaalu li yarkan li abwaabi salaatini taxus jawaïsa tourni kullama xiini mais boo xoolee loolu ci bayit bu njëkk bi kese lay nekk ci lay nekk obligation pour nga loolu la ñuy tuddee moom la ñuy tuddee tasriyan. waaleykum salaam. donc mais saa yu jógee ci benn chapitre dem ci beneen chapitre kes dem ci deuxième chapitre wala troisième chapitre da ngay gis ne bayit bu njëkk bi aussi da koy tasriyan. par exemple bi mu paree ci chapitre bi nga xam ne xarful waaw da ko bindee dem ci chapitre bi ci topp mu bindee xarful alif aru murida man kulliya dëhra yàq la u li ashaabi man qalbi hawaahu wa yam la u donc da koy tasriyan aussi. troisième chapitre bi mu bindee xarfu nuun nahaaniya xubbullahi ni'mal muhayminu anil mayli am maxtiira wal xaqu aqmanu donc da ngay gis chapitre bu muy jël bu nekk bayit bu njëkk bi daf koy tasriyan. donc loolu tax ma jàpp ne muxaddamaatul amdaax ay xasida yu bari la yu mat fukki xasida ak juróom-benn ñu dajale leen tuddee ko muxaddamaatul amdaax fi mazaayil miftaax. deful introduction comme introduction bi ñuy def bu ñuy bind xasidatul madh mooy ci luxal arabiyya booy bind xasida boo xam ne da ngay tagg doomu aadama dafa am ci méthode classique bu ñu ko daan bindee mooy da ngay def benn muxaddima talaliya aw ghazaliya préparer interlocuteur bi. n'est-ce pas ba mu jox la attention bu doy nga doog a dugg ci li la tax a jóg comme ni ko Sidil Hadji Malick defee ci xasidaam bu siiw boobu tudd Nuuniya alaa yaa daadu way xakki nab bi ini bi zikril baani tahtanul uyun donc dafa def muqaddima ghazaliya ci ku ñuy wax daad ba préparer interlocuteur bi doog a dugg ci xasida bi. mais Cheikh Ahmad Bamba deful introduction bu mel noonu bi muy bind muqaddamatul amdaax dafa introduire exprimer confiance bu mat sëkk bi mu am ci boromam ak ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam parce que moom bindam yëpp xasidaam yëpp introduction ci Cheikh Ahmad Bamba basmala lay doon wala hamdala wala lu nuroog ñoom ci lu muy wax ci màggug yàlla suñu borom. ni muy conclure xasidaam aussi is the same mooy always salaatu ala nabi lay tëjee xasidaam. muqaddima ci introduction ci muqaddamatul amdaax bi ñuy jàng introduction bu gàtta la ko Cheikh Ahmad Bamba defal boo xam ne ci ñetti bayit kese la après mu songu li ñuy tuddee sujet principal bi ko tax a jóg muy tagg rasulullahi def li ñuy tuddee hujum mubashir. amul aussi li ñuy tuddee nizam taqsidi mooy ni ñuy bindee xasida defal ko introduction après développement après conclusion. déedéet moom thèmes yi dañ doon duggante bi istimraar day dugg ci saxaaba yi génn dugg ci yonent bi génn dugg ci alxuraan delluwaat ci yàlla donc anam boobu la ko bindee ba ni mu jeexee. mais muy jaadu aussi nga leeral ni Cheikh Ahmad Bamba bi muy bind muqaddamatul amdaax defal na ko benn introduction en prose muy muqaddima nasriya boo xam ne du way ci biir introduction boobu sax la annoncé xasida bi nan laa ko tuddee muy muqaddamatul amdaax fi mazaayil miftaax. ba pare ñaan ci suñu borom nekk dama lay ñaan xasida bii di muqaddamaat nga def ko mu nekk ci xasida yi nga gën a bëgg wala ci bind yi nga xam ne moom nga gën a bëgg yow suñu borom te maa ngi lay ñaan nga bégal ci rasulullahi mbégte moo xam ne day yees maanaam da nga koy yeesal saa yu ñu bindaatee xasida bi wala saa yu ñu ko jàngaatee wala saa yu nit di xool araf yi ñu ko bindee rek yàlla na mbégte mi ci rasulullahi di bég di yeesaat. ñaan na sax nekk maa ngi lay ñaan xasida bii bokk ci xasida yi nga xam ne uurul ay nii dañ koy wayantoo ëllëg ca aljana yàlla suñu borom def ñu wayal ñu ko. bokk na ci liy jëkk a attirer attention wu kuy déglu muxaddamaatul amdaax wala nga koy lire mooy beauté phonétique bi mu amee n'est-ce pas. li ko permettre aussi mooy comme ni ma ko leeralee ni mu jëlee araf bu ne bind ci bayit boo xam ne araf bi lay tàmbalee. araf bi lay jeexee ba pare araf boobu mooy nekk araf bi gën a dominé ci biir xasida maanaam boo tegee chapitre bi nii rek di ko xool nii kese te xamoo li ngay liir da ngay gis chaque fois benn bayit boo xam ne mooy gën a bari ci li ngay gis. li ci doy waar mooy buy tagg rasulullahi di indi ay meloom ak ay jikkoom sax day choisir melo ak jikko yi nga xam ne araf boobu la ñuy tàmbalee.
par exemple chapitre bi nga xam ne xarful waaw la ko bindee bokk na ci melokaan yi mu ci tudd wajihun wasulun waasiun wasimun wahabun wasiyun wasilatun wafiyun ainsi de suite bu dee chapitre bi nga xam ne xarful miim la ko bindee tudd na ci muhammad muxtaar maahin maanex maxsuusun bil izz masunun anil wasmi mujibun mujaabun murtadan muhlikun ida mubihun mabusun mudiun muhallilun malihun madinatu ilmin murtajan minnatun lana munjin min adab. Donc chaque fois day choisir melokaan yi nga xam ni araf boobu la ñuy tàmbalee. loolu aussi dafa jouer benn rôle phonétique bu rafet ci biir xasida gi. dañuy gis aussi insijaam mooy méngoo goo xam ne day am chaque fois diggante bayit bu njëkk bi ak bayit bu mujj bi ci biir chapitre bu ne. par exemple boo jëlee chapitre bu njëkk bi mu ngi ko tàmbalee wathiqtu bi rabbil arshi zil juudi wal afwi maal Mustafa wallahu li muxlidun safwi da ngay gis ne nu mu tudd alphase yu bari ci biir bayit boobu dañuy répété wu ci dernier bayit bi mu waxee wathiqtu gisoo ñëwaat na bi baaqin sirtu abdan lahu bihi xadiman li xayril xalqi bil mukti wa safwi. boo ñëwee ci dernier chapitre bi mu bind ci xarful waaw mu ngi ko tàmbalee malaktu bi rabbi muxjilal mawji wal yammi bi matxi lladi ansa adal fulki kal ghammi mu ngi ko tëjee minallahi rabbil arshi abghi salaatahu bi taslimihi lil mustafal muxjilil yammi. mooy chaque fois day am xasida bi bayit bi mu tàmbalee ak bayit bi mu jeexee dañuy nekk ay bayit yoo xam ne dañuy nuroo. donc loolu dafa am rôle bu am doole boo xam ne daf koy bind daf koy jouer ci biir mbind mi. li ñuy tuddee aussi ay muhassinaat badiiya essence yi li ma lay wan mooy la moo tax xasida bi di neex boo koy jàng ci sa biir xol. ay muhassinaat badiiya utilisé na ci lu bare bokk na ci muhassinaat badiiya yu mu utilisé li ñuy tuddee tarsiyan bokkul ak tarsiyan mooy nga tudd benn syntaxe. xam nga tey syntaxe ay mots ñoo koy composé mooy lii dina nekk verbe lii nekk nom lii nekk ay préposition ak yooyu léegi yow ibaara bi nga tudd ni mooy tegaloowee li jiitu ak li ci topp ak li ci mujj même syntaxe boobu ngay indiwaat. exemple bi ma lay jox mooy najiyun qaribun zakirun wa huwa shakirun mu tuddaat ci wet gi naqiyun taqiyun saalihun wa huwa muslihun. donc boo xoolee même syntaxe bi la. donc répétition yooyu di am moo tax li ngay dégg muy neex ci sa biir xol te doo xam neexaay bi fan lay jóge fekk technique yu mel noonu moom la utiliser ci bind. bokk na ci aussi nasihun bila ghishin ci wet gi mu tudda saxiyun bila mannin. donc loolu la ñuy tuddee tasriyan utiliser na ci lu bari. am na aussi ñu tuddee ak takraar wal jinaas mooy homonymie ak paronymie. mooy dafay am ay son yoo xam ne da nga koy gis muy répété wu ci biir benn bayit bi kese. par exemple xoolal Chine bi Chine ni mu koy répété 4 fois ci biir bayit